Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi nuyu chef de village bu Sange di sama xarit El Hadj Kana Sène di nuyu imam Omar Sène mi fi teewal imam Idriss Ndione di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu le curé de Sange di nuyu jigéen ñi di nuyu jeunesse bi chef de village ñu ngi leen di sant bu baax ci nii ngeen ñu dalale tey ci mobilisation mag bi ngeen def fii ci Sange di nuyu Rose Ciss mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi di ko ndokkeel di ko félicité ci li ñu def ànd ak jigéenu Sange yi def formation bu am solo pour njëriñu askan di féliciter également di remercier aussi la formatrice madame Wilane ak les sœurs de Sange ci formation bi nga xam ne defal nañ ko jigéen ñi di sant suñu partenaires yi fi teew ñoom Ammonia ñoom NMA ñoom Tampico toutes les entreprises yi nga xam ne ñoo fi teew tey ànd ceeg ñun ci bés bi di nuyu la presse di leen sant seen teewaay bu yaatu balaa may joxe diplôme yi kaddu ngërëm kaddu ñaaxaate ak kaddu perspective gërëm naa leen Rose yéen jigéen ñi ndax lii li mu wone mooy bu ngeen ànd ak pas-pas lii ngeen def tey bés bu nekk mën ngeen ko def fii ci Sange ndax Sange dëkk la boo xam ne tabaarkalla lu mat juróomi junni nit ñu ngi fi dëkk te commerce li mu soxla rek mooy densification de la population kon ñooñu li ñuy dundee di ko jënd mën nañ ko organiser fii ci Sange ngeen am ay acteurs yoo xam ne ñoo koy jaay population di wax à l'attention de la presse et de l'opinion lii ñuy def dafa bokk ci programme bu yaatu bu ñu sumb fii ci commune Notto Diobass muy un programme économique boo xam ne ci ñetti piliers la tënku premier pilier mooy la production agricole au sens large muy mbéy muy élevage fii ci Sange am na ñu fi yor ay vaches laitières am na ñu fi yor ay tool muy production agricole. Le deuxième pilier, c'est la transformation de cette production agricole. À travers formation bii ñu def tey wane nañu ne mën nañu jël bisab bu ñu béy fii ci Sange transformer ko def ko jus nit ñi dundee ko donc c'est le deuxième pilier. Cette transformation, c'est à travers ce qu'on peut appeler une industrie légère, une industrie artisanale. Le troisième pilier, c'est le commerce de proximité. Maintenant, les produits qui sont transformés, vendus aux populations localement. kon ñett yooyu mooy programme bi nga xam ne moom la ñuy dérouler actuellement dans la commune fan yële ñu ngi woon Taten Sereer tey ñu ngi Sange avant ñu ngi woon Anen incha allah dañ dem Mbousnakh dem Anen dem dans tous les gros villages de la commune Notto Diobass pour que nit ñi xam ne population fu mu nekk rek koom-koom mën na fa jur donc loolu ci organisation la ci formation la ak ci pas-pas wax ngeen ko également am na délégation de femmes de Diobass qui vont aller en Chine pour montrer tout simplement que le développement ce sont des initiatives soxlawu leen nit ñi jóge Dakar mbaa jóge Thiès di leen jaay loo xam ne 3 fois le prix nee naa leen bu ngeen demee Chine ñaar laa leen sas fexe leen ba jënd des marchandises de qualité waaye xool leen ñoom naka la ñuy def ba transformer des produits pour que ngeen am ay usines yoo xam ne vont faire la même chose au Sénégal loolu mooy ambition ndax njàmpe cure-dent di ko jënd Chine wax dëgg yàlla lu yàq xaalis la bu ngeen demee Chine xool leen machine bi defar njàmpe machine bi defar soccu machine bi defar tissu yi ngeen di jënd ngeen xool machine yooyu jënd ko indi ko fii Sange commencé defar les mêmes produits et vendre à la population de Sange loolu mooy ambition mooy boo nekkee point bii ren déwén nga nekk point bu yokk te mën ngeen ko li may teerale sama kàddu mooy
ñu gën a góorgóorlu ci activité économique ndax réew li ko yor mooy activité économique réew li ko yóbbu kanam mooy activité économique waaye yow mënuloo kenn xamul looy liggéey kenn xamul fooy xëy yaa ngi yor oto yoo xam ne ay millions lay jar amoo métier amoo entreprise mais nan nga mën a joxe un exemple à la jeunesse de ce pays. Un pays se construit avec et par le travail. On ne peut pas dans un pays passer sa journée de 8h à 22h dans des discours, mais à quel moment vous avez le temps de travailler? À quel moment? Donc le message que je donne à la jeunesse, c'est à travers l'entreprise, c'est à travers l'entrepreneuriat, c'est à travers les initiatives qu'on crée les emplois pour la jeunesse. Ce n'est pas au gouvernement de créer des emplois pour des jeunes. Un gouvernement crée un cadre macroéconomique, mais c'est dans l'entrepreneuriat, dans la création de l'entreprise qu'on crée des emplois. Et entreprise, ça ne veut pas dire une entreprise avec des milliards de francs. Une entreprise, c'est une entreprise de presse. Il y a des jeunes qui ont créé des sites en ligne, mais c'est une entreprise. Monsieur le maire de Notto Diobass, ma teg ministre bi fële, ma ne monsieur le maire de Notto Diobass. Yow monsieur Kana Sène chef du village de Sangué yéen imam yi dëkk ci dëkk bi yéen notable yi gan yi waa dëkk bi rawatina nag ñi jóge fu sore jigéen ñi lay gën a waxal tey man de wax dëgg yàlla man tey sama yaram dafa daw bañ naa ko ba binduma sax discours parce que man dama ne duma discours parce que tungu ne du teew ñuy nitaal moo tax man discours ma moo tax binduma discours parce que loo xam ne li da nga ciy teg sa baaraam da nga ciy teg sa bët jarul ngay bind da ngay ñëw rek nga wax nga feddali kóllëre nga sant nga gërëm yow Sarr mënuñu laa gërëm parce que xamuñu sax foo ñu jëme sa gis-gis dafa garaaw sa gis-gis dafa sore te yow fan ñu yóbbu xam nañ ko yow xam nga ko xam naa ne fan ñu yóbbu dinañu toog dinañu taxaw dinañu tëdd dinañu tedd moom dinaa ko waxaat ko keroog dañu dem Notto mu am benn baat boo xam ne wax nga ko baat boobu man maak élèves je retiens li tubaab yi di wax je retiens j'ai retenu da nga ne yaag jigéenu Diobass politique booleetu leen yaag jigéenu Diobass politique booleetu leen te bëgg nga bés bu politique jeexee fu jigéen gestu nga ne man de fii laa toogoon ak Alioune Sarr fii laa jaaroon ak Alioune Sarr lii la ñu Alioune Sarr defal fii la ñu Alioune Sarr yóbbu fii la ñu Alioune Sarr jëme woon te yegg nañu fa mu ñu jëme baat boobu nag ku am dégg-dégg nga war a mën a xam ne baat bu xóot la parce que boo nee say jigéen lañu politique booleetuñu say jigéen lañu te bëgg nga bés bu politique jeexee ñu am lu ñu la fàttalikoo lii mooy fàttaliku parce que marché Sangué bii du benn de dañoo jóge ci 1 dem ci 2 ñu ngi ci 3 te 67 la ñu jëm nous avons 67 villages dans Diobass dans la mairie de Notto Diobass mu ngi ne 1 ne 2 tey 3 67 la ñu jëm parce que loolu mooy gis-gisam loolu la bëgg loolu la namm ci ñun parce que bëgg na ñun autonomisation bañ fi doon woote ca 8 mars bu daaw jéeg bëgg na autonomisation boobu mu dëggu bëgg na mu taxaw bëgg na mu nekk bëgg na sukkali ay jigéenam bëgg na sukkali goxam bëgg na ñun ñu jëm ca kanam bëgg na ñu mel ni ñëpp desaloo ñu dara dafa am ay foire internationale monsieur le maire foire internationale ma la ci interpellé xam nga lu tax ma lay interpellé yaay ndeyu mbilli ji formé nga ñu te suñu formation warul naxasaay ñoo ngi ni liggéey waa Diobass yaa ngi ni balaa ngay ubbi marché danga leen di defal formation nga def loo leen formation ñu formé wu ba boo demee ci table yee tey nga xam ne jigéen ñi ñaari fan yi nelewuñu
tooguñu yàccaaraluñu liggéey nañu lu mucc ayib loolu nag bëgg nañu nag ñu gën a xam Diobass xam naa ne xam nañ Diobass à travers yow parce que koo ne ministre du commerce ñu ne la nooto Diobass mais pour loolu mu gën a fës ci ñun dañoo bëgg suñu produit yi tamit muy feeñ internationalement ñuy liggéey nga wutal ñu filière u njënd ak jaay ñuy dem di jaay suñu produit yi nga xam ne made in Diobass bañ jógee ci loolu monsieur le ministre am na benn conseil tamit boo fàttali ko yow da nga ne woon ndoxu paalaam bii fépp fu mu romb dana nandal ñooña ñun ñu bokk ci ñu am ndox mu naqadi fii Sange munul fóot munul sangu munul leen togg ñebbe sax munu ko te ndox maa ngi nii di romb loolu nag bàyyi naa ko sa loxo na xam naa ne yow buggoo lu ñu metti ndox maa ngi nii di ñu romb kon nag ndox maa ngoog yaa ngoog ñu ngi lay xaar ñu ngi lay déglu ñun de ñun amatuñu dara lu ñuy wax sax madame Wilane yow vraiment gàcce ngaalaama gërëm nañ la sant nañ la formation ak formation avec un grand F dafa am te yow sa formation ak grand F la àndal néegluwoo ci dara nëbboo ci dara seetoo ci dara ñëw nga formé ñu nga won ñu ba jeex tàkk kon merci yal na la yàlla yokk fa nga bëgg a yegg ak sa li xam-xam bii xam nga may nit jën di ma bàyyi ma wax jibi may nit jën jàngal ko napp moo ko gën yow loolu nga def nga ànd ak madame Seye ak monsieur le ministre ngeen ñëw formé si ñu heure bu ñu neexee ñu defar suñuy produit ñu xam nuñ koy jaaye fuñ koy jaaye ak nañ koy defare kon monsieur le maire merci madame Seye merci madame Wilane merci remerciement boobu nag ma ciy boole Kër Sër parce que ñun suñu formation yu jiitu yi waa Kër Sër ñun lépp lu ñu xam fii sœurs yi ñooñu ko xamal sœurs yi ñooñu njëkk a ubbil filière kon mes sœurs waa Immaculée vous êtes là pour Dieu seul kon un grand merci et pour Dieu seul société yi fi teew mënuñu leen ñàkk bañ a gërëm parce que yéen da ngeen ñëw ngeen ànd ak ministre ànd ak madame Seye ànd ak waa ministère ngeen di ñu jàppale andil ñu lu mucc ayib lii kon jërë ngeen jëf yéen seen société yi yal na leen yàlla yokk ci seen société yi yal na seen société yi yokku ba gën a baawaan ci ñun loolu lañ leen di ñaanal. di nuyu l'imam ratib de Sange monsieur Idrissa Ndione di nuyu suñuy papa suñuy yaay suñuy rak suñuy jabar ak suñuy doom ñi fi teew di am cant ak ngërëm bi ñuy jëmale ci ñi nga xamante ne tey ñoo ànd ak le ministre Alioune Sarr depuis démb di ci jiital suñu mag suñu xarit suñu collaborateur muy Aliou Niakh di gërëm suñu pap bi nga xamante ne mooy suñu waajur ànd ak monsieur le ministre Alioune Sarr di liggéey ak moom te man mi taxaw fii tey di wax mooy sama baay muy El Hadj Ciss di nuyu di gërëm sama tante Rose Ciss di gërëm Abdoul Aziz Ndione di gërëm ki nga xamante ne démb balaa tey yàgg di ma xamal ne da nga war a takku ànd ak liggéey ak monsieur le ministre Alioune Sarr muy Djibi Sène may nuyu di gërëm ñi nga xamante ne ñoo taxaw nii sama wet kenn ki di sama jarbaat muy Ouley Niakh keneen ki di sama chéri muy Mireille Ciss ñu am engagement ak taxawaay bu dëggu dëgg ci ginnaaw le ministre Alioune Sarr may nuyu di gërëm population de Sange sama ñoom yaay samay jabar samay tante ak samay bàjjan samay rak nuyu naa leen gërëm leen monsieur le ministre dama jàpp ne tey nekkoon naa fi acteur pour organiser lii mu mën a taaru bés bu mën a rafet waaye bi ma ñëwee ba fii ñu ne ma amul kenn kuy wax ci jeunesse bi ku dul yow
ma ne leen mënuma leen ko bañal ndax ñun dañu yàgg taxaw takku pour fexe li ñuy defar Sange ndax Sange am na lu ñu defar ba pare dañu war a fay Sange. Nous nous sommes portés volonté pour promouvoir l'épanouissement de la jeunesse de Sange et au-delà de Sange, l'épanouissement de la jeunesse de Notto Diobass. Et loolu mënuñu ko def sans pour autant que tey ñu collaborer ak le ministre Alioune Sarr pour que loolu mu mën a am ndax jàpp naa ne ku yor jaase mënut a xeex ku yor fetel. Monsieur le ministre, vous l'avez compris comme son excellence le président Macky Sall, c'est le moment de l'action et vous y êtes. yaa ngi ci loolu ngay promouvoir depuis ba nga amee ndombol tànk nekk ci mairie Diobass nekk tey le ministre du commerce. ñëpp xam nañ ne tey commerce au niveau national bëreetul ay jafe-jafe bien vrai que 100% mënul am. may ñaan monsieur le ministre extension bi nga xamante ne tàmbale woon nga ko ci courant bi am na dëkk yoo xamante ne des na mu nekk doléance boo xam ne yóbbante la woon pour que ñu mun la ko yeggee boo ñu mel ni Ndunuut ak waa Kër Baara ak waa Sicca ak waa Kaxan Latir. Donc ñu ngi lay ñaan monsieur le ministre mën nga ko te xam nga fa nga koy jooyee ñu ngi lay ñaan balaa élection présidentielle yii di ñëw yooyu nga taxawu ci ndax metti na xale yi dañuy bëgg di seetaan wiri wiri te connexion seer na mënuñ dëkk di jënd connexion tout le temps pour di seetaan wiri wiri nga jàppale leen ci courant boobu. Monsieur le ministre yaa ngi liggéey ak suñuy yaay comprendre nañ ko mais jeunesse bi des na suñuy papa yi tamit war nga leen mun a jàppale ndax ku xam lii ngay def ni tey pour suñu yaay yi la ak ñun ñi tamit waaye ñu ngi lay ñaan nga jàppale jeunesse bi jàppale suñuy papa yi ci li nga xamante ne tey buñ yeewoo war nañ cee mun a xëy même buñ ci amee ñaar téeméer sax ñu mun ci suturloo am dépense bu ñuy yóbbu ci kër ga. tabax marché baax na waaye ñu am loo xamante ne moom lañ fiy jaay mu am loo xamante ne si la ñuy yëngu-yëngu lu ci mel ni béyum bisaab ak sobleek ak pombiteer ak yooyu suuf saa ngi nii loolu war nañ ko mun a am fii ci Diobass. Monsieur le ministre ñu ngi liggéey le président Macky Sall. Aujourd'hui on a compris que c'est le temps de l'unité et que c'est le temps de l'unité boobu nag mënul am ci loo xamante ne ci ay xuloo ak i ay xeex. Nous, on l'a compris et vous y êtes déjà. Donc, nous sommes prêts à travailler pour la réélection du président Macky Sall au soir du 24 février 2019. Et lolo pour moi, il faut que nous ayons des actions. Donc, monsieur le ministre, fini jeexale mooy ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu yokku la ci li nga xamante ne moom nga taxawal pour la commune de Notto Diobass. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. te xam ne waajuñu ko woon xamuñu woon ne sax dinañ fi jël parole sant nañ ñëpp gërëm ñëpp. di monsieur le maire monsieur le ministre di ci teg chef de village bu Sange ak notable yi ak gan ñi fi ñëw ñëpp waa Harmonia ak artistes yi mu àndal ak suñuy partenaires yi fi nekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. di nuyuwaale aussi marchand ambulant yi waa Impassi ñu ngi fii toog ñoo moom stand yële di wax rek. lii dañ ko waroon yàgg a def benn vide la bu ñu constaté fii ci Notto Diobass te ñu ànd ak maire boo xamante ne nii dafa bëgg nit ñi yëngatu lii bi mu demee suñu xel biñ ko waxee dañ ko naan bàyyi ñu toog ko mu ñor mu ne ñu léegi lañ koy def amul lu ñuy xaar kon monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal ci yombal gi ak jàppandal giñ ci doxal ba liy sotti tey ba ñu war ko lancer tey. daf koy wax souvent infrastructure yi ñu am dañ ko war a jariñoo du jóge tali ba ñëw ñibbi sa kër rek mais ñun dañ ci war a profitoo soqali suñu gox bi comme yàlla dogal na infrastructure yi am nañ ko ñun dañu war a créer ay activités yoo xam ne dañuy indi ay revenus yoo nga xam ne askan wi yëpp dinañ ci jot moo waraloon ñu créer centrale d'achat bii centrale d'achat bi nag dina addu ci fu bëri mais li ñu gënoon a soxal mooy aliment de bétail bi ak denrée de première nécessité bi parce que aliment de bétail bi xool nañ ni
ci biir commune bi amuñu benn magasin boo xam ne am na stock boo xam ne doy na éleveurs yi. loolu biñ xalaatee biñ ko waxee dañ ne amul lu ñuy xaar kon nañ ko def léegi ñu def ko bi ma xel mi ñëwee ci man ma ñëw ci kii nga xam ne mooy sama yaay madame Seye bi ma ko waxee moom tamit mu encouragé ma ci bool ne ma jarul ñu xaar biñ ko yeggee kilifa gi tamit ni mu ci bëggoon mu sotti noonu la ko ci kilifa gi bëggee ñu doxale ko noonu. centrale bi nag tey lañ koy lancé mais siège bi Noto la ñu ci woo éleveurs yi yëpp maa ngi commencé sax di ci waxtaan ak suñu mbëkku alpulaar yi nga xam ne ñoo gën a fës ci élevage waa Sange waa Kër Baara ak ñooñu xam naa dinañ dem seet leen ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom xam ne lii suñu mébét moo ñu yombalal leen ko ba kenn dootul jéggaane benn produit boo xam ne dañ koy jaay di ko jéggaane ba Thiès di ko jëli lépp dañoo bëgg monsieur le maire dafa bëgg mu am fii ci Notto Diobass kon loolu mooy sababu ak solos lii nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal tey te du ñu yam foofu kese dinañ dem ak yeneen partenaire ñii nga xam ne ñooy jaay détergent yi ak ñeneen lépp lu Diobass di soxla rek incha allah lii mébét maire mooy buñ ko jégaaneeti lépp nañ ko jëli indi leen ko ngeen koy fekk fii ci seen mairie ngeen ko fay jëlee ci prix bi nga xam ne moom ngeen ko woon doon jëlee Dakar kon loolu moo nekkoon lancement bi maa ngi jégalu bu baax xam naa dama doon jéem waaye comme awma habitude wax ci kanam kilifa gi maa ngi ci tuub bu baax lépp li nga xam ne jàdd na rek xamal ne sama matadi la maa ngi tuub bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi maa ngi leen di nuyu waaye sama nuyoo day jëkk ci sous-préfet ci boppam moo ma yóbbante ci Alioune Sarr mu ne dafa am itte boo xam ne bii moom moo ko téye dotaba du fi mën a ñëw di jéggalu itam Alioune Sarr ak bépp ki fi ñëw bépp mbooloo bi xam ne ñëw na fi ñu ngi lay jéggalu sous-préfet nag dafa nekk loo xam ne dafa waxoon ne su nekkee ne par exemple Alioune Sarr ñëw na ci dëkk bi moom ci boppam moom mooy ñëwal teewal boppam mook Alioune Sarr ñu waxtaanandoo ci mbirum dëkk bi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jëkk ci nuyoo bi Alioune Sarr koo xam ne kii mooy sunu mag bi fii teg ci imam Omar Sène ak imam Idrissa Ndione nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla ko yàlla dooli tawfiix ndax mu ngi nekk ci tolof tolof yoo xam ne yi feebar moo ko war kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla ko yàlla dooli taxawu dooli ko wér li nga xam ne moom moo lay wax ne mooy Alioune Sarr waxuma Sange waaye Diobass yëpp ñu ngi lay nuyu Diobass yëpp teew nañu fii yow Alioune Sarr sa liggéey gis nañu ko te yàlla rek a tax yow bëggoo Diobass nekk ci ginnaaw loolu tax na ba lii nga xam ne moom nga def tey muy projet boo xam ne bii jëy ñoxal sunu koom-koom ñu ngi lay siy gërëm di la sant ndax yow danga nekk koo xam ne kii wax naa la ko keroog yow sa mbaaxaay dem na fu ne dafa am benn waay bu ma taseel mu ne ma chef de village mu ne ma Diobass nga dëkk ma ne ko waaw mu ne ma kuy seen maire ma ne ko Alioune Sarr mu ne ma ku baaxangoog koo xam ne kii du xaste du ŋaññante ku laabir la du saaga te tey na lu muy def mu ngi koy def ci njëkk ak teraanga ak tekk ak tey kon loolu yëpp nekk na loo xam ne firnde boo xam ne bii kooku gisul Alioune Sarr mais fonk na Alioune Sarr ci liggéeyam ci man-maninam ci taxawaayam kon ñu nekk loo xam ne loolu lu war a saluer la Alioune sa liggéey dem na fépp ndax ki ba lay wax ni nee na ba Alioune Sarr nekk ci boppu commerce bi ba léegi ceeb manqué wu fi diwlin manqué wu fi suukar manqué wu fi saabu manqué wu kon ñu ngi lay gërëm di Alioune di la sant di la gërëm lu baax a baax a baax lii nga xam ne moom nga indi muy projet boo xam ne bii day jëmale réew mi kanam ñu ngi lay sant Alioune yàlla dooli wér ak gudd fan ndax su la doolee wér ak gudd fan rek lépp loo xam ne lii soxla nga ko ci Sange soxla nga ko ci Diobass incha allah yàlla dina la ko mën a defal te ñun Alioune Sarr dama la ne bul yox-yoxi Sange Diobass yëpp ñu ngi ci sa kanam ñu ngi ci sa ginnaaw
loo wax moom la ñu wax loo waxul waxuñu ko ñun gis ñu kenn yow la ñu gis Alioune Sarr baax nga gore nga tabe nga ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax di sant itam aussi ki nga xam ne moo chef muy Macky Sall mënuñu ko fay ndax wax dëgg yàlla ku baax la ku bari yërmale la te du wax ju bari kon ñu ngi koy gërëm ci passage boobu di wax ne itam aussi Alioune Sarr yow yaay nekk koo xam ne kii yaa boot ñëpp Jobaas laay wax de yaa boot ñëpp kon Alioune Sarr yal na yàlla doole wér ak gudd fan ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ak mboolem julli bi jaay waaw li nga xam ne moom la leen marché bi nga xam ne moom la ñu wasaare fii mooy koom-koom la indi moom Alioune Sarr koom-koom la fi bugg a teg ñu teg ko ci loxol jigéen yi teg ko ci loxol waa Sange ñu gis loo xam ne lii lu am solo la lu am njëriñ la comme koom-koom boobu ñun war nañu koo fonk jàppale Alioune Sarr comme ni mu ko bëggee ndax lépp loo xam ne lii moom lu commerce la muy jóge extérieur di ñëw fii moom la soxla jigéen yi Jobaas yi ñu liggéey waa Jobaas liggéey waa Sange liggéey kon loolu rek la amoon loo xam ne lii dinaa la ko wax ngeen bal ma ak asalaamaaleykum wa rahmatulah.